du yàgg ñeent fukki minute tegu ci benn waxtu mbokk yi bisimila ci xibaar yi ci wolof. élection présidentielle 2019 naka démb bëccëg bi yëpp daanaka diggante Madické Niang Macky Sall Issa Sall Idrissa Seck ak Ousmane Sonko ñoom ñëpp ñu ngi woon fii ci RTS def seeni déclaration yu njëkk tey nag juróom-ñeenti waxtu bi ngeen am journal de la campagne. naka noonu directoire bu Madické Niang samp nañ ko mel ni nag doomu Ndar bi moom it taxaw na ngir bokk ci joŋante présidentielle 2019 loolu daañu ci dellu si naka la ko waajale ak itam lan moo di programme am ci biir ëttu xibaar yi lay doon. marché central bu poisson bu Tambacounda daan fa dem waaye it daañu waxtaan ci couverture disposition yi nga xam ne RTS jël na ko ak yenn télévision ak rajo yi nekk fii ci Sénégal ku ci nekk daal daanaka pare nga ngir dem nag ci li nga xam ne moo di élection présidentielle yi. daañu dem Tambacounda foofu nag léegi am nañu ab marché bu bees muy marché central au poisson mel ni nag jën wi dootul yàquti benn yoon foofu ca Tamba ndax itam am nañu jumtukaay ci wàllu frigo yoo xam ne samp nañ ko fa nag démb lañ doon daloo loole ca réewum wala diwaanu ko Tambacounda. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñi ngi am mbégte ànd ak yéen ci seen télévision nationale ñi ngi am mbégte it xam ne yéen ñi topp ci réew mi Sénégal topp ñu fépp ci àddina bi mu di RTS 1 RTS doon dalal nag démb juróomi candidat yi nga xam ne ñoo bokk ci élection présidentielle 2019 naka tey xam ngeen juróom-ñeenti waxtu ci ngoon ci la ñuy tàmbali li nga xam ne moo di journal de la campagne présidentielle bu njëkk démb nag bi ñëwee ci lañ doon def seen i déclaration bi ñu fi ñëwee it RTS dalal na leen teeru leen bu baax a baax rawatina itam directeur général Racine Talla dañuy dellu si nag ci film bi nga xam ne moo am démb fii ci RTS Abibou Mbaye. ci campagne électorale bi teewu candidat yi fii ci RTS nuroo na lool ak ab film ci bëccëg bi lépp di amee ci RTS gii ñu taaral ngir teeru candidat yi lépp ñu réglé ko mu mel ni ab montar ku ne am waxtu wi ngay ñëwee fii ci RTS bi 9h40 jotee kilomètre Madické Niang agsi ak ñi mu àndal directeur général RTS Racine Talla teeru ko gannaaw salon d'honneur ñu yóbbu ko ci studio bu bees ngir mu enregistré programme am bii mu tuddee jàmm ak xéewal mooy wax ak sénégalais yi te su ma waxee ak ñoom ba nu xam fi ma bëgg jëme Sénégal wóor na ma sénégalais yi daanu ànd ak man voteel ma ba ëllëg ma mën jiite Sénégal sama projet de société jàmm ak xéewal moom rek moo mën jëmale Sénégal kanam. gannaaw bi 10h50 jotee ki la candidat Macky Sall moom itam agsi teeru bi dëppook lool teerub candidat bu yor lu ñëpp soxla te moom mu bëgg leen a wan ne am na fu mu bëgg àggale mbir mi. directeur général RTS ànd ak moom ci studio yi juróom-ñaari minutam mu wax ci yéeneem ak xel mu dal. juróom-ñaari at yi ñu génn dañu nekkoon ci lu mel ni Sénégal wóolu ma jiital ma fal ma ci diiru juróom-ñaari at yoo xam ne sama kem kattan taxaw naa pour doxal ko luy jëmale Sénégal kanam loolu danaa ci ñëwaat ci lu yaatu waaye surtout li gën a am solo mooy tey fi ñu toll ak fa ñu jëm. ndax lii ñëw moo dàq fuuf li ñu weesu te amal naa programme bi amal naa aussi koppar yi li des mooy ñu gaawalaat suñu loxo pour que askan wi mën a gisaat boppam bu baax a baax ci sumb yi ñu sumb muy naal yu am solo. gannaaw Macky Sall ñu xaar keneen ci candidat yi. bi midi jotee ba teg fukki minute ci la El Hadji Issa Sall agsi moom itam gannaaw studio mu fësal yéeneem ak yaakaaram. alors li ma wax rek mooy Sénégal yi nañu xàmmee sama bulletin mooy bulletin bu verte bi bu bés baa buñ demee ci mbañ gàcc mi ñu def ko ci enveloppe bi wooteel ma. mais li ma wax Sénégal yi mooy ñu wooteel ma loolu laa leen wax de wax dëgg. ah non xel mu dal laa am man yaakaar naa ne fii ak un mois dinaa prêter serment bu boobaa dinaa ñëwaat fii Sénégal yëpp gis ko. gannaaw ñett ñooñu ci suba gi ñu daal di dallu tuuti ba ca ngoon ga yeneen candidat daal di ñëwaat. bi 15h10 jotee la Idrissa Seck agsi ñu yóbbu ko mu enregistré
daal di wax ak askan wi. di ñaan rek ci élection yi ak campagne électorale bi ñu dugg ci jàmm ak dal fexe ba li sénégalais yi bëgg ñu mën koo exprimer sans aucune contrainte loolu daal moo doon kàddu yi di leen sant di leen gërëm. ki mujj jàll ci candidat yi kenn ni ko CNRA tërale moo di Ousmane Sonko. 16h45 la agsi Racine Talla teeru ko laata muy jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi. mooy message bu yaatu di wax sénégalais yi nii élection présidentielle du caaxaan du lu ñu war a jël di ko oyofal élection présidentielle mooy tànn ki nga xam ne moom moo war a am sañ-sañ ci ni ñuy doxalee réew mi ci juróomi at yi di ñëw. gannaaw kàddu yooyu nii la bésub samedi bii fii ci RTS TD muy tàmbale jongante boo xam ni le 24 février 2019 la ñuy xam kan ci ñoom mooy jël ndam li. Abibou Mbaye yàlla nañ ci yàlla yóbbu ci jàmm ak salaam di fàttali kon juróom-ñeenti waxtu moo di waxtu bu journal de la campagne présidentielle fii ci télévision nationale di ko synchroniser ak radiodiffusion nationale. ñu ngi wéy kon ci di leen xamale ak candidat yi bi la yoon nag ginnaaw ñetti candidat yi leen wonoon ñu ngi ci ñeenteel bi moo di Idrissa Seck kan moo di Idrissa Seck axam ndaw. Idrissa Seck ba muy njëkk a jiite campagne u candidat Abdoulaye Wade def na ci tey fanweeri at ak benn Sénégal gisoon ci moom ndaw lu am avenir ci wàllu politique waaye moom rek moo daal di ajandi yëngu-yëngoom ci wàllu politique ngir rek dem yokku xam-xamam bitim réew doomu Thiès bi boobu fekk na am na ay diplôme HEC Paris ak Sciences Po ba noppi États-Unis kon la dem yeggali jàngam. loolu atum 1989 la woon université Princeton foofu ca États-Unis la tàmbalee sax liggéeyum audit bi mu ñibbisee Sénégal daal di rek delluwaat si wetu borom soppi 1995 jot ñu yaatal gouvernement bi l'opposition bi Abdoulaye Wade daal di dugg Idrissa Seck tamit ñu def ko rek ministre bi yor wàllu commerce waaye PDS yàggul dara rek mu delluwaat ci l'opposition bi atum 2000 ñëw Abdoulaye Wade doon candidat Idrissa Seck nam ko defee woon ci atum 1988 delluwaat doon directeur de campagne bu candidat Wade élection yi nag dox Abdoulaye Wade daal di gagné def Idrissa Seck directeur de cabinet moom mi nekkoon numéro 2 PDS mujjee doon premier ministre bu Sénégal doon ko rek ñaari at yi yàlla teguñ ci dara nag ànd bi daal di éclaté ñu teggi ndombal tànkam Idrissa Seck mujjee nekk ci l'opposition bi taxawal parti boppam muy parti Rewmi jongante 2007 yi mu daal di bokk mujjee nag ci ginnaaw président Abdoulaye Wade élection ren bi mooy doon ñetteelu yoon muy bokk ci élection falum njiitum réew Idrissa Seck nekkoon fukki at ak ñaar meeru Thiès tey mu doon président conseil départemental bi expérience la jiital mi ngi toll ci juróom fukki at ak juróom-ñeent coalition Idy 2019 la àndal ci bile jongante. Idrissa Seck candidat wu coalition Idy 2019 beneen i candidat mi ngi nii moo di juróomeel bi moom lañ leen di wanale moo di Ousmane Sonko moom nag guléet mu bokk ci jongante présidentielle axam ndaw. Ousmane Sonko mooy ki njëkk a jiite syndicat autonome bu direction générale impôts et domaines jiite na ko nag juróom-ñaari at moom xam-xamam daa màcc ci wàllu l'impôt mi ngi génnee nag ci école bu mag bi école nationale d'administration ci atum 2001 ba mu fay dugg moom Ousmane Sonko moo jël pee ci ñi fa duggandool laata lool mi ngi woon université Gaston Berger bu Saint-Louis fa la amee maîtrise ci wàllu yoon inspecteur des impôts et des domaines bi nag mi ngi dooree carrière am Pikine ci centre bi yor wàllu l'impôt yi bam ca noppee doon na auditeur doon it vérificateur Ousmane Sonko jiite na sax brigade vérification fiscale bu direction impôts et domaines l'impôt ak domaine jóge na fa nag gannaaw bañ ko dàqee ci atum 2016 liñ ko bindal ci kayitu dàq gi mooy wax rek fu mu warutoon a waxee
gannaaw ci loolu nag ci la carrière politique am daanaka gën a fës Ousmane Sonko bokk rek ci jongantey élection yu 2017 yi mu daal di fay jaare nag doon député moom Thiès la juddoo waaye ay waajuram waa Casamance lañ moom mi nga xam ne nag parti Pastef moom moo ko taxawal ndaw la toll ci ñeent fukki at ak juróom waaye bëggul des benn yoon ginnaaw ci élection yile Pastef la àndal ci coalition Sonko président ngir rek doon juróomeelu président bu Sénégal. candidat benn bi di Madické Niang moom taxawal na nag li ñuy wax directoire de campagne am maanaam yéen ñoo koy gunge di ko jàppale ci liggéey bi ba mu mën a wéyal campagne am loolu nag bi mu koy amal it amal na ko ci teewaayug doomi Sénégal yu bare Oumou Kalsoum Sall. ci wetam ñu mën fi ràññee ay ñoo xam ni yàggandoo na ak ñoom ci wàllu politique ñu bokk rek ci famille libérale bi. kii di ancien ministre Habib Sy moom sax mooy coordonné li nga xam ne ni mooy directoire campagne coalition Madické 2019 ñeneen ñoo xam ne tamit ràññee nañ leen ci politique fii ci réew mi bokk rek ci équipe bi nga xam ne ni candidat Madické Niang nee na am na ci kóolute bu baax nee na it am na kóolute ci programme bi nga xam ne ni moom la andil sénégalais yi. si waxtaan bu yaatu bu ma bëgg dajee képp koo xam ne acteur judiciaire nga proposer leen sama programme de réforme ñu ànd si suñ ma waxee seeni xalaat ñu doxal ko am naa réforme bu rëy bu ma nar def si conseil constitutionnel man rek maa ko fi wax dootuma nommé kenn conseil constitutionnel président de la république du nommé dañ leen di élire. candidat Madické Niang wax it ci li jëm ci fexe ci sukkali gox goxaat yi. loolee yëpp nag mu ne bokk na rek ci li nga xam ne ni fës na ci programme bi coalition am andi. jot na nag ñu geestu dëkk yu sori yi jot na ñu geestu gox-goxaan yu sori yi def fa alal du dul jeex. liggéey mooy fexe ba ndaw ñi am liggéey mooy fexe ba ñëpp man ñàq jariñu ci biir Sénégal loolu. bëri na si lu yaatu loo xam ni daa ko fekk si programme bi daa ko fekk si mesure urgente yi. président coalition Madické 2019 wone rek confiance am ci équipe bi nga xam ne ni dinañ ko gunge mu ne it am na yaakaar bu baax ni dinañu am ndam ci élection yi ñu jëm. image la yu Pape Sidi Dia ak Oumou Kalsoum Sall presse sénégalaise moom it mi ngi waajal bu baax li di campagne électorale bi soo demee ci télé yi ñi ngi waajal boo demee ci rajo yi ñi ngi waajal naka nag lañ koy waajale moom la Anaïs Niania Mané demoon seeti. ca 7TV ak ci yeneeni kër yéenekaay yi ci biir réew mi ñëpp a ngi farlu ngir campagne présidentielle bu jaar yoon reporter yu bëre ñoo nar a dugg ci biir réew mi. di wax askan wi activité parti yi coalition yu candidat yi. talaata bii ñu génn rek dañu woowoon suñu journaliste ak correspondant yëpp ñu ñëw fii Dakar pour ñu ñëw ñaax leen. dañu xool carte électorale bi xam enjeu yi fu mu mënti nekk ci région bu nekk ak gox bu nekk dañ fa yónnee aussi ay reporter def liggéey bi loolu nag dafa laaj ay moyens. moo tax ñu war a laaj nguur gi war a gestu. presse privée bi. du ñu ne pare nañ à 100% mais avec les moyens du bord maanaam li ñu am moom la ñuy demee. ren sax candidats yi taxuñu koo bëri noonu juróomi dong la donc mais juróom yooyu da ngay xool ne war nga ko jox reporter war nga ko jox caméra. couverture campagne présidentielle bu 2019 bi nag nekk bu njëkk ci kër yéenekaay bii di 7TV ak iRadio. ñu ngi door waaye ñi fi nekk yàgg nañu liggéey ci mais ci presse bi xam nañu luy campagne électorale. mu nekk suñu première campagne électorale bëgg nañu vraiment ñu marquer les esprits donc dina am des dépenses additionnelles am na dépenses yoo xam ne depuis boobu ba léegi depuis 4-5 mois ñu ngi ko doon def en prévision de cette campagne là. ci wàllum grille de programme chaîne yi yëpp fas yéene nañoo indi ay coppite.
na am ay émissions yi nga xam ne dañuy wax ay débat la ay émissions yi nga xam ne dañuy solliciter ay experts pour ñu répondre sur des questions de l'heure, sur des questions du jour. Dañuy def le tour des régions laaj suñu correspondants yi lan moo xew seen gox-goxaan yi ci jamono yooyu. dañu réaménager suñu programme ci cours campagne bi wax ci li xamante ne ñi bëgg a am baatu sénégalais lan la ñu indi lan mooy seen programme am ay experts yu ñu accompagner ci loolu pour faram-fàccee programme bi. gannaaw ay ndaje diisoo ci rédaction yi presse Sénégal bii dana dugg ci biir réew mi ak i jumtukaayam ngir dund ak wone politiku réew mi. directeur général bu SDE ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Abdoul Bal lay wuyoo moom mooy suñu gan ci ëttu xibaaru tey yi ci digg bëccëg bi directeur général tey ci Ndakaaru bari na quartier yoo xam ne bu ñu yeewoo nit ñi dañoo yore ay paan ak kii soo lan moo ko waral. waaw loolu lu am la loolu dafa xew depuis démb ñu doon masawu coono askan bi ci li xew nii parce que effectivement depuis démb ndox mi ñëwatul comme ni moo waroon ñëwee te xam nañu ndox su amul ñëppay sonn hygiène du am si kër yi. du ñu naan du ñu fóot donc ñu ngi ci jégalu bu baax a baax a baax alors li xew mooy que loolu du suñu coobare ñëpp gis nañ ko temps yi am na benn entreprise bi def lu ñu woye sondage entreprise bi suñu naataango waa Ageroute ñoo leen yebal pour ñu def ay sondage ci tali yi pour projet Ageroute ci loolu la entreprise bi def benn incident mu percer suñu canalisation mooy tuyau bi indi ndox fii si usine des eaux bi nekk ci front de terre te xam nga loolu su ñëwee pour defar tuyau bi dafa laaj ñu arrêter distribution ndox loolu moo ko waral donc en résumé benn entreprise bi Ageroute yabal mu ngi tudd AGTS moo bënn suñu canalisation ñu war ko defar te ñu ngi si depuis démb pour defar tuyau boobu. loolu ci fan la toll ci Ndakaaru. ci front de terre te xam nga ndoxum Dakar yëpp si front de terre lay dajee. alors comme tuyau boobu marché tul ndox bi ñëwatul. alors ñu ngi ciy defar depuis démb SDE ak ministère hydraulique ak ñëpp ñuy liggéey ci ndox mi jël nañ matuwaay yi waroon yëpp pour gaaw ci liggéey bi mënul gaaw nag ni ñu ko bëggee ñun ak yéen ngeen ko bëggee parce que foofu dafa xóot dafa bëri ay tuyaux te incident bi dafa am doole bu rëy mais incha allah dañ def suñu kenn lay kattan pour ndox mi ñëwaat ci comme ni mu waree. jàpp nañu daal ne kon liggéey bi mi ngi avancé bu baax a baax. yan quartier la gën a laal. bu njëkk quartier yu mel ni Parcelles Assainies yu mel ni ñaari tali benn tali laaloon mais léegi maanaam laal na Dakar yëpp moo tax ñu ngi distribuer ndox mi ci camion citerne ñëpp bëgguñu loolu mais mooy li ñu woyee en attendant situation bi ñëwaat ñu ci def camion citerne moo fi sës kon mi ngoog loolu lu leer la xanaa léegi nga wax ñu rek ngir service bi continuer lu mel ni kon ndox moomu camion yi ak lan ngeen di jël. waaw camion yi ñu ngi circuler bi ci Ndakaaru mais li gën a am importance mooy fagaru bu ñu war fagaru pour liggéey pour distribution bi ñëwaat ñu ngi si loolu te incha allah fii ci heure yi di ñëw dañ fexe ba situation bi ñëwaat normalement. waaw kon directeur général bu SDE Abdoul Bal jaar fii kon rek ngir masawu askan wi ci jafe-jafe yi nga xam ne moo di jafe-jafe yi jëm ci wàllug ndox mi ñoom SDE nag di masawu nit ñi bu baax di xamal nit ñi itam du yàgg kon ndox mi dina dellusiwaat du yàgg de. du yàgg dañ fexe bu bañ a yàgg. kon nag jërëjëf directeur kon ngeen déglu ko nga ànd ak ñun rek yeggale li nga xam ne moo di journal bi dafa naa ni kon loolu moom leer na ci wàllug ndox moomule. directeur bu solde moom ma nga woon di daloo ay bâtiment yu bees muy tabax yu bees yoo xam ne direction solde nag moo ko am muy bees xam ngeen direction solde moo yor lépp lu jëm ci wàllu payoor yi weer wu jot mel ni nag léegi nit ñi bu ñëwee di jël ci seen salaire daal ak li jënti yenn këyit dootuñu am benn jafe-jafe Moussa Mané. joriñ bu yor wàllu économie ak finance kii di Amadou Ba daal di réceptionné bâtiment bi nga xamante ne moom lañ jagleel waa direction de la solde mu nekk bâtiment bu bees ay équipement yu bees tamit yoo xamante ne indi nañ leen ngir liggéey bi mu gën a gaaw bu baax a baax mu mel ni lenn loo xamante ne ministère bi daf ko sumb woon ci wàllu liggéey bi nga xamante ne moom lay def ngir moderniser administration bi nga xamante ne mooy administration finance rawatina administration publique bu Sénégal. loolu moo tax ñi nga xamante ne ñoo nekk fii ci liggéey bi nag ñoom nee nañu bâtiment bi nag ak équipement yi dina tax liggéey bi nga xamante ne moom la ñuy def saa su ne ngir mën a xool nan la ñuy def ba agent yi jot ci lu ñu bëgg nag liggéey boobu dina gaaw bu baax a baax. tey gis ngeen fi li fi nekk machine bi fi nekk ku fi ñëw boo jëlee sa ticket toog xaar dinañ la woo buñ la woo dinañ la waxal fi nga war a dem éducation wala santé ñu faj sa soxla boo génnee it bu nekkee soxla bi fajuwul mun ngaa dem feneen ci biir solde
di leen waxal ne rek li ñu def tey dafa nekk loo xam ne dañ koy rafetlu ndaxte réforme yoo xam ne yàgg nañ koo def te réforme yooyu njiitu réew mi moo ko initié n'est-ce pas dénk ko ministre de l'économie des finances et du plan moom it bu daal ñu koy dénkaat teg ko suñu loxo ci wàllu solde ñu koy jëfee boobu ba léegi. ki nga xamante ne mooy secrétaire général du gouvernement muy ministre Seydou Gueye moom tamit ñëwoon na teewee li nga xamante ne mooy inauguration boobu moom nee na mu ngi jaajëfal ki nga xamante ne mooy Amadou Ba ci liggéey bi nga xamante ne moom lay def di daal di dellusiwaat tamit di wax ni Amadou Ba lépp lu mu def dafa fekk président de la république joxe na ndigal pour que nit ñi ñu xool nan la ñuy gën a moderniser administration boobu. ci cérémonie bi nag tamit ñi nga xamante ne ñooy agents yi tamit jël nañ fa kaddu ngir rafetal liggéey bi nga xamante ne moom la Amadou Ba di def ci biir ministère boobu waaye tamit di dellu si ci li nga xamante ne mooy performance yoo xamante ne ministère bi jot na ko am ci atum bi passé rawatina ci at bi muy door. ñu dem Tambacounda foofu nag jën léegi daanaka dootu fa yàqu ndax xam ngeen ne am na ab complexe frigorifique bu mag a mag ci wàllu denc jën wi boo xam ne daloo nañ ko juróom fukki millions la fa nguur gi dugal nguur gi dellu na dugal 200 millions ak juróom fukk ci marché central au poisson bu bees tàq bu ñu samp foofu ca Tambacounda coxo jey bërëb bu yanj bi ngeen di gis mooy marché central au poisson bu bees bu Tambacounda boo duggee ci biir di nga fa fekk ab hangar bu nga xam ne am na ab hall bu nga xam ne ci la ñuy jaayee ab néeg bu nga xam ne fa la ñuy dencee lépp lu nga xamante ni rek soxla na sedd waaye itam ab laboratoire d'analyse bu nga xamante ni rek yittewoo nañ ko pour lépp lu nga xam ne jëm na ci wàllu liggéey woowee. marché bi yàgg nañ ko xaar depuis l'indépendance dutul gént réalité la mu ngi nii ci suñu kanam. marché bi marché bu taar la marché bu yaat marché bu opérationnel marché bi nga xam ne dina am njëriñ ci askan bi. ginnaaw tabax marché boobee complexe bi nga xam ne nekkoon na fi daal dinañ koy réfectionner def nañ ci lu toll ci 50 millions de francs CFA. à part marché bi complexe frigorifique bi tey jii boo demee baaru glace yaa ngay génn fukki at a ngi nii mosul fonctionné. defaraat nañ ko ba mi ngi dox camion frigorifique yi mi ngi dox bu Tamba mi ngi nii bu Kidira mi ngi nii bu Koussanar mi ngi nii. marché au poisson la ñu inauguré mu ne la du dëgg bi ñu fi tegee defee première pause beeg léegi inauguré marché xaju fi waaye yaakaar naa comme ni ko monsieur le maire waxee wedd gis bokku ci ku ñëw fii xam ne lépp noppi na te complexe frigo bale ci gannaaw ku ne xam nante ni pendant 10 ans ma nga fa ni taxaw. ni mel ni ay sëg waaye tey jii lépp tàkk na lépp defar na. liggéey marché central au poisson bu Tambacounda ñi ngi ko tàmbalee woon ci juróom-ñeenti fan ci weeru décembre atum 2017 ginnaaw fukki weer ak ñett liggéey ba nag mat na ba ñu jël li nga xamante ni rek mooy caabi ya jébal ko ministre bi. tey jii nag ñi nga xamante ni kontaan nañu ci loolee bokk na ci ñi nga xam ne ñooy nappkat yi ñi nga xamante ni ñooy mareyeurs yi waaye jigéen bu lim bu takk yu nga xamante ni rek ñi ngi yëngatu ci lépp lu bokk ci wàllu jaay ak jënd ci wàllu jën. Coxo Dieng ñu dellu si fii ci Ndakaaru ak bëccëg bi nga xam ne dañ ko jagleel lépp lu jëm ci wàllu zone humide fii ci Ndakaaru ci Technopole nag dañ doon màggale bëccëg boobu di fexe xeex lépp loo xam ne jëm na ci wàllu jafe-jafe yi nga xam ne soppite yi am ci jaww ji moo koy indi Saliou Seck. Technopole Dakar nag moom mën nañoo wax ne moom rek moom mooy zone humide fii ci Ndakaaru fii nag lu ñu fi nemmeeku mooy ndoxu taw yi fi lay ñëw lii nag daa am solo lool ci xeex bi nga xam ne ni ñu ngi koy xeex mbënd mi. rôle important bi zone humide di am ci dund bi loolu moo tax ren dañoo choisir Technopole bi nga xam ne ci biir Dakar la ñi nga xam ne pratiquement ñëpp xam nañ ko parce que Technopole c'est une zone bi nga xam ne dafa am ay menaces yu bëri. tànn bu ñu tànn bërëb bi nag am na solo trop lii nag lu ci nguur gi jublu mooy wane engagement am ngir fexe ba li nga xam ne nii dañ ko duppee zone humide ñu jëm koo aar. Sénégal am na volonté politique pour préserver ces écosystèmes des zones humides beneen bi mooy jéego yi nag dañ koy def ci ay pàcc am na gox yi nga xam ne ñoom ils sont suffisamment sensibilisés pour mën a xam enjeu yi nekk ci préservation zone yi. yëgal population sénégalaise ak sunu partenaires internationaux yi fi nekk yëpp ci importance su
aar zone humide yi vraiment day mun contribuer si qualité environnement bi parce que qualité air bu ñuy respirer mais également am na ñoo xamante ni dañ fiy bay am ñoo xam dañ fiy napp am na vraiment service yu bari yoo xamante ni bërëb yu mel nii daf ñu koy jox. bés bu ñu jagleel zone humide nag dañ koy màggal ñaari fanu février at bu yàlla sàkk luñ ci diwlu nag mooy fexe ba ñaax askan wi ci solo si nga xam ne nii bërëb yi am na ko bërëb yi nag am na solo lool ci ni nga xam ne nii moom la àdduna bi doxee waaye tamit askan wi nu ñuy dundee. Kaolack moom kenn weranteetul ne du dëkk boo xam ni daal naaw nañ ko ci wàllu setal bari na lu ñuy wax ne Kaolack dëkk la bu bare mbalit te salte dëgg la mairie ba ma ngay góorgóorlu waaye ICG dafa mel ni nag dafa ñëw ngir gën a jàppale ñii di waa mairie ba ngir nag ñu gën a setal dëkk boobu di Kaolack Ndangaan Claire Diop. fexe ba askan bi mën a dund ci anam gu baax loole la ñi le bëgg ñu lëkkaloo ak collectivité locale yi nag am benn programme d'action bi nga xamante ni teg nañ ko li ñu bëgg mooy rek bale loqati génne salte bi moo nekk ci tali bi rawatina ci route nationale yi file ci Kaolack nag am na ay mbedd yu bari yi nga xamante ni ñi ngi ci commune bi bale nañ leen ba mu set. ko programme boo xamante ne ça concerne boo xool niñ ko tëggee région yi Sénégal yëpp. donc benn tournée nationale la boo xamante ne dañ ko def pour dindi lépp luy mbalit yu nekk ci route nationale yi bu ngeen ko seetloo à l'entrée de chaque région day am ay dépôts sauvages yu fay nekk donc ñun ci loolu lañ nekk di liggéey nii pour éradiquer dépôts yooyu noonu un peu mais surtout aussi pour sensibiliser population yi ñu bañ ko créer waat parce que dépôt boo ko dindee ñu koy créer waat tout le temps donc da ngay déplacer problème bi mais réglé woo ko ci loolu lañ nekk campagne bu yaatu la. li ni mel tax ba ñu ñaax askan bi ci ñu gën a mën a téye seen mbalit bu ko defee lépp luy dépôt sauvage ñu mën koo dakkal. résultat yi ñu def fii nii mooy d'abord créer fi benn pôle régional de gestion des déchets pôle boobu dafa nekk fii di fi def lu ñu tuddee pérennisation maanaam di fi liggéey tout le temps ci collecte des déchets. parallèlement à ça am na ay infrastructures de valorisation des déchets yu ñu fiy def d'ailleurs maa ngi ànd ak benn délégation BID. Banque islamique de développement et dans le cadre de la supervision des travaux ñu ngi construire ay infrastructures yoo xamante ne bu paree dina gën a faciliter gestion déchets yi donc boo xoolee li UCG def ci région bi Thiès yëpp boo xoolee mooy accompagner mairie bi dans la collecte. bare na nag ay ndaw yi nga xamante ni ñëw nañu bokk ci liggéey bi mbëbët li mooy rek fexe ba commune bu Kaolack set wecc ñoom nag ñu ngay ñaax bu baax askan bi ñu moytandiku di tuur seen mbalit fu mu leen neexee rawatina ci mbedd yu mag yi nga xamante ni fële nit ñi di jaar. xëy na léegi nag ñu wane leen ak image yoo xam ne macha allah jekk na taaru na yii nag ñu nga jógee Chine ndax xam ngeen Chine. day màggal li ñuy wax nouvel an tàmbali at mu bees loolu nag ñu ko daamal ci fi nga xam ne moo di Grand Théâtre mel ni nag ci wàllu aada ak cosaan wane nañ fa nag loo xam ne lu jekk la dañ ci ànd ak Ousmane Ndoye. ñi ngi fii ci Grand Théâtre bu Dakar bu ñu ko waxee nag mooy bés bi nga xam ni mooy bés bu njëkk ci ñii di waa Chine bu ñu waxee loolu nag mooy Chine ak Sénégal li leen lëkkale dafa am solo te jàmm la ak xéewal yu bëri ñoom nag ci bis bi nga xam ni mooy jëmmal seen bu njëkk ci seen at comme niñ koy defee ci yeneen i aada ñoom bés bi mooy seen at bu njëkk si li nga xam ni moom lañ jàpp ñoom si seen calendrier fii ci Sénégal nag ñëw nañ fii ci Grand Théâtre tase fi ak sénégalais yi saafonteeg ñoom wan leen li nga xam ne mooy seen aada ak cosaan ngir mën a féddali coloré gi nga xam ne moo am diggante Chine ak Sénégal te lu bëri di ko jëmmal ba ci Grand Théâtre bii nga xam ni tam bu ñu waxee rek lëkkaloo boobu ak jàmm jooju moom moo ko jëmmal tey ba ñu mën ci am ay yitte yu bëri ci wàllu aada ak cosaan. lu rafet la lu ñu neex la parce que dañu ormal Chine tey mais Chine yi dafay ormal Sénégal parce que feete na ko fu bari ci àddina bi mais jël troupe yu jël indi ko fii muy spectacle bu ñuy def fii mu gën a lëkkale diggante ñaari peuple yi loolee lu am solo la. ñuy fàttali rek ne bésu bu njëkk la ci aada chinois waaye tamit Sénégal ñëw na tamit taxaw waa Chine tamit war leen na leen ngir tamit li ñu boole am na lu nga xam ni dañ leen ko wan muy loo xam ni suñu aada la suñu Pastef la ngir bokk ak yéen seen bés bi wax leen ne leen jàmm ak sutura mooy am ci diggante Sénégal ak Chine te aada ak cosaan muy Chine di Sénégal danañ yàgg a lëkkaloo ngir lépp jur jàmm ak xéewal ci Sénégal. Amin Ousmane Ndoye Sonacos bu Diourbel nag ñëpp xam nañ ne jamono yi moo jël ndàdd ci li nga xam ne moo di Ligue 1 bu championnat bu football bu Sénégal mel ni nag Sonacos day wéy di gën a suux ndax ñaari tali bu Ndakaaru moo ko daan démb benn bal ci dara Ibrahima Mboup.
kii de kenn mënu ko tee seetaan jongante bi ci kaw terrassam la toog tiim stade bi gis lépp li xew laata match bi di tàmbali mu amoon ay jafe-jafe ndaxte takk der yi dañoo yéex a ñëw loolu moo tax retard amoon ci ndorteel li ci pàcc bu njëkk bi Sonacos am na occasion yu bëri lu ci mel ni action bi ak Ansoumana Goudiaby ginnaaw gi Mame Gueye Fall moo naroon a dugal wante góolu ñaari tali bi Maguette Ndiaye moo génne bal bi ñu tegaat ci ay simili Maurice Gomis def xaañ bu rëy Maguette Ndiaye tukki génneeti bal bi moom moo tax équipe am jëlul but ci ñaareelu pàcc bi la ñaari tali dugal ki fa jaar di Amady Diop taxawaayu défense su Sonacos bi moo sooxe boole ci góol bi Yaya Mané deful génn bu baax ñaari tali mujjee daan Sonacos benn bal ci dara Amady Diop la ñu tànn def ko homme du match. Pour assurer la couverture, le gardien ne devait pas sortir. Il remet le trophée d'homme du match à Amady Diop. donc Amady Diop homme du match Daba Kébé xam naa ne moom laay def xanaa femme du journal tey jii ndax moom moo jiite woon réalisation bi gërëm mbokk yi ñaan loon yëpp ci wàllu machine yi gërëm leen itam yéen mbokk yi des rek di leen ñaanal bëccëgu jàmm ak seen télévision nationale.